mbokk yi asalaamaaleykum ñu essayé tënk pàcc bi ñu ci jox muy balaa ma ciy dugg dinaa xaw a dellu si tuuti ci yeneen ñaari ponk yu gaaw bu ci njëkk mooy fës na ni nguur gi ñàkk na élection locale yi loolu dama bëgg sénégalais yépp xam ko parce que dañoo def ñoom campagne ak wax ju bari ñaare nag élection buñ ci génnee ki ñàkk mooy ëpp li muy wax te guléet nag ñu génn ci élection locale rawatina nguur gi yor nekk ci télé yi nekk ci rajo yi naan dañuy génn ay chiffres ak ay tableau chiffres yi ñu leen présenté nag te dinañ ko séddale publier ko du lu ñu mën a dindi lu toll ni tarfataay ci koo xam ne nag nee nga ñetti at ci gannaaw yow amoon nga 58% boo doxee ba tey ñu naan est-ce que sa 30% mat na wala matut loolu defet mënu ko wees kon nguur gi ñàkk na Déthié Fall sànq dégg naa ko mu naan coalition Baye Baye xam naa Baye Baye mooy lañ dem rek voilà kon kon gannaaw ñàkk nañu nguur gi man dama bëgg a njëkk a wax ak sénégalais yi rawatina nag jeunes yi ndax li taxoon ngeen wote ni ngeen wotee ci élection yi passé li ngeen gisoon ci li doxul ci réew mi te mooy fépp daanaka foo laal rek jàmbat la li ngeen doon xeex ci càcc alalu réew mi nekk fii ci nguuru Macky Sall ak jaay doole gi nekk fii ci nguuru Macky Sall ak ñàkk gis-gis ñàkk vision ak ñàkk programme bi nekk ci nguuru Macky Sall ak tayle gi ñu tayle réew mi ba doomu réew mi mënu fi am teranga lu dul waa bitim réew rek la ñuy ceebal nga boole ci nag suñu koom-koom rawatina li ñuy wax ressource naturelle alal gi ñu yàlla jox ci loo xam ne kenn ci ñun fenk ko mu jël ko jaay ko tayle ko moom ak rakkam loolu taxoon ñu dajale ko yépp ngeen voté massivement contre Macky Sall ak son gouvernement loolu daf fee dañut tey la wàlla gën a ay kon dafa am liggéey bu ñu door dañ leen ne woon liggéey bi nag ci ñetti temps lañ koy régler bi ci njëkk mooy élection locale def ngeen ci li leen war te xam naa ne mënoon na ëpp loolu bu dul woon njuuj njaaj yi nga xam ne am na ci élection bi ñuy dégmal ñaareelu pàcc bi élection législative war a teeree ji nag 2024 ci élection présidentielle jëlee fi lu bon li fi nekk yor réew mi nga ko jur fukki at te defuñu fi dara loo xam ne njëriñu réew mi la kon bu leen gaaw a xaddi bu leen jàpp ni mbir mi mat na waaye surtout bu ñu leen ëlëb foofu lay ñëw ndax dañu bi mu jógee ci élection bi xam ni daanu na ba xalangu dafa lancé lu ñuy wax contre-offensive te contre-offensive bi nag yéen samay mbokku jeune la ci njëkk a visé yéen la ci gën a visé moo tax suñu nee gagné nañu Coupe d'Afrique Sénégal yépp a kontaan mag ak ndaw waaye ndaw moo ci ëpp bànneex parce que sport ndaw moo ko faral gën a di intéressé wu di ko seetaan di ko topp xam joueur yépp xam seen CV xam fu ñuy football xam fu ñuy fanaan xam lu ñuy lekk kon loolu occasion la woon boo xam ne Coupe d'Afrique moment fort la temps fort la pour la jeunesse de ce pays waaye Macky Sall gañewul Coupe d'Afrique de peuple sénégalais moo gagné Coupe d'Afrique bu ko kenn askanale donte mooy président de la République dinañ ko ne félicitation waaye kenn ku nekk ci ñun war nañ ko wax mun a félicitation parce que kenn ku nekk supporté nga ñaan nga encouragé nga ñaq nga ci kanamu télé bi wax footballeur yi nag waxuma seen affaire mais comme temps fort jeunesse bi la mu ne am naa almet gi ma doon wër boobu ba léegi pour taal dëkk bi almet boobu jot naa ci moo tax ma ne yéen ndaw ñi bu leen seetaan ba ñu wëlbati seen xel
ñu teg ci tuuti mu ne ubbi na ab stade wax ji nag léeg-léeg mu xaw a ñagas waaye nañu déglante ak xel dafa am solo parce que Sénégal bu euphorie amee mooy ñëpp riirandoo rek ku ne ah gisew mu noonu rek ñu ne ak moo soxor déedéet soxor amu fi ab stade baax na lool waaye am na lu ko gën bu dee loolu am na ba noppi stade doog a ñëw wa salaam nit da ngay xàmme lan mooy farata lan mooy sunna ak lan mooy afdal da ngay xàmme lan mooy wareef bu mënul ñàkk lan mooy loo xam ne luñ la santaane la donte santaane gu dëgër la ak lan mooy ngëneel dong boo defee baax na boo deful dara topp la ci mais bàyyi fi farata di daw ci gannaaw luñ la recommandé wala loo xam ne ngëneel la njuumte weesu ko. fan la suñu mbay toll ci réew mi barki démb maa ngi CRD Ziguinchor ci gerte bi ñëpp a ngi su chinois yi ñëwul du baax chinois yi ñëwul bu baax ana Sonacos fan la mbay mi toll fii Sénégal lan moo tax mënuñu am autosuffisance ba nga xam ne li ñuy jéggaani ci biti ñu mun ko am fii dañ ne woon 2017 kenn dootul jéggaani ceeb 5 ans plus tard tey lañu gën a jéggaani ceeb fan la ñu am ay usines ak ay industrie yoo xam ne la ñuy bay ak la ñuy def ci leneen ba ci suñu ressource naturelle dañ koy transformer fii def ci valeur ajoutée mun ko génne ci réew mi ñaata la ci Macky Sall inauguré ci fukki at yi li fi amoon sax rey na ko far fan la suñu napp toll suñu càmm toll suñu leneen ak leneen lii mooy vrai débat yi moo tax yow ndaw mi may waxal keroog bi nga demee ci stade ba kontaan lu jiitu lool nga taw ci gannaaw équipe nationale bi kontaan boo delloo sa kër ba toog laajal sa bopp kañ laay am xëy ba mun a yor sama bopp jàppale samay waajur parce que loolu rek mooy farata laajal sa bopp kañ la réew mi di dox ni mu war a doxee ba saa yu ma jógee war a faju dinaa mën a faju ci njëg bu néew nag laajal sa bopp kañ ngay toog bu ñu ne njàng mi baax na rawatina école publique lu dul toog nañ ñu ñetti weer ñeenti weer juróomi weer ci at bi jànguñu lii mooy réew du ay lu ñuy def rek pour fësal ak na tàppe ci bëtu nit ñi loolu nag la ñu war a yeggali bu ngeen dajee teg moom dégg naa dafa commencé comme nee na am na fit fan yi dafa commencé jokkoo waaw laaj leen ko yi li tax ndaw ñi yéen mun leen am liggéey na ci tontu fukki at ñu jox la ko réew ab stade ak ab train ak ab terrain basket ak ab arène de lutte nga def ci ay milliards yoo xam ne da nga ko leb gis ngeen jëf ku ñu fal rek dina def dara PS fi njëkk ne def na fi dara PDS ñëw def fi dara moom dina fi def dara waaye coow li du est-ce que ki ñu jiital def na wala deful kooku su deful dañ koo war a wàcce ci saa si waaye bu dee def na lii la ñu war a laaj askanu Sénégal lay wax bu ci njëkk mooy est-ce que li mu def priorité la ci réew mi fi ñu toll ci réew mi est-ce que lii la ñu gënoon soxla que leneen ñaareel bi est-ce que def nañ ko ni ñu ko war a defee mooy est-ce que du lu jaroon fukk ñu jaay ñu ko ñeent fukk te looloo am ci stade bi ndax stade bi ñu defal Maroc moo ëpp place fuuf stade bi ñu defal Côte d'Ivoire moo ëpp place fuuf te benn jaru ci li ñu jaayee suñu stade bi ba pare piste athlétisme sax mënuñu koo am ci stade bi tey suñu bëggoon organiser compétition internationale duñ ko def foofu 155 milliards te moo ne boo defoon 20 milliards ci stade l'Amitié am stade bu bees tàq parce que loolu tubaab yi koy jox ñoo ko daan lii ngay def parce que ñun suñuy entreprise ñu ngay waaj a daanu il faut nga jox la xaalis nga jox ñu marché bi ñu delloo si xaalis te duñ ci fay impôt moo tax il faut ñuy waxtaan ci réew mi bañ topp rek ma riirandoo bi ñaareel bi mooy xalangu na ba daanu ñëpp xam nañ ko ñun nag am na lu ñu yàlla jox ci ay maire yooyu nag la ñu bëgg a wax waa Sénégal maire yi ak président conseil départementaux yi ni ñun diisoo nañu ñun suñu biir ba jël suñu décision ni ñun dañuy taxawal suñu propre association des élus locaux xam ngeen am na lu fi nekk tudd AMS ñu ne moo dajale woon les élus locaux nun duñ ci bokk
association Macky Sall la mënuñu amal njëriñ waaye li ñu yàlla jox ci ay maire ak ay président de conseil départementaux muy 81 juróom-ñetti fukk ak benn dañ leen di dajale ñun taxawal suñu kuréel te gëm nañ ni kuréel boobu nag mooy représenter les élus ndax association maire boo xam ne département Mbacké new ci ville de Thiès ak ay commune d'arrondissement newuñu ci ville de Rufisque ak ay commune d'arrondissement newuñu ci Kër Massar newu ci Pikine ba mu des ville bi en tout cas li ci ëpp ci commune d'arrondissement yi newuñu ci Guédiawaye ville ak commune d'arrondissement yi ci gën a bëri newu ci Ndakaaru newu ci région de Ziguinchor newu ci association boobu tur baa fa ne waaye dara newu fa kon ñu yéegal sénégalais yi ni dañuy taxawal suñu propre association dajale suñuy maire ak suñuy président de conseil départemental fas yéene nag nekk ak ñoom parce que ñun faluñu rek bàyyi déedéet dafa am lu ñu diglanteeg sénégalais yi te changement bi foofu lay commencer ñooñu ñoo xam nga xam ne ñoo leen gemboon ba yàlla fal leen dinañ leen former dinañ leen encadrer dinañu bokk ak ñoom ay programme dinañu mettre en place plateforme de suivi d'encadrement et de conseil waaye dinañu bokk ak ñoom taxaw saa su nguur gi fas yéene yooyu mu tàmm di def mooy di utiliser nguur gi naan day xeex maire sangam wala maire sangam loolu jeex na Sénégal gis nga un élu est un élu li ko yàlla jox ci ay prérogatives mi ngi ci code ni li yàlla jox Macky Sall ci prérogative nekkee ci ay code li ko yàlla jox ci ay prérogatives mi ngi ci constitution ni mu nekkee ku côté Macky Sall il faut ñu respecter ante ku ñu respecté ñu respecté la ku ñu respecté wul nag ñu xam ni ñuy jëflanteeg yow ma daaneel ci ñetteel bi mooy kaawu Khalifa Sall Aïda wax na ko duma ci sori dafa am loo xam ne jeex na ci réew mi Macky Sall en complicité ak justice am ndax koo xam ne bañ koy condamné prononcé wuñu déchéance civique électorale parce que pour nit ñu ne mënatul vote mënatul nekk candidat il faut que bañ koy condamné juge bi prononcé loolu amul casier judiciaire am vierge amaana sax mi ngi ci liste électorale yi nga ne kooku tey du nekk candidat ñu nangu woon ko ba romb ba bàyyi élection présidentielle romb ñu ñëwaat sàggan seetaan donte fas yéenewul woon nekk candidat ci élection locale yi ba élection locale yi passé ñu ne nag duñ ko continuer seetaan Macky Sall mënul toog nan man maay tànn kuy nekk candidat ak ko dul nekk loolu jeex na ci réew mi. c'est ça. bu soobee yàlla dina nekk candidat ci liste Yewwi Askan Wi te on en fait une condition non négociable may wax nag suñu justice bi dégg naa union des magistrats dañuy def conférence de presse tey wax ci Ousmane Sonko suba ñu tontu leen suba wala tey ci guddi. waaw tey ci guddi. ndax ñoom duñu justice ñoom benn pàcc lañu ci justice ab association privée la corporatiste moomuñu justice duñu l'institution de la justice dinañ leen tontu bu ci kanamee may wax nag ni conseil constitutionnel yàgg naa yëngal réew mi jël ay mag ci justice ñu dem toog fee nga jox leen xaalis bu dul jeex fu opposition wax nga ne je suis incompétent lu Macky wax nga signé ñu leen di wax nag ni am na loo xam ne suñu respecté ñoom institution judiciaire ñu respecté ko parce que ñi njëkk a jalgati institution judiciaire ci réew mi ñu ngi jóge ci magistrature du ñëpp nag li ëpp ci magistrat yi macha allah waaye dañ ciy tànn ñenn fexe ba teg leen ci yenn poste yi ñu ne poste yooyu mooy yi gën a tooy fu leen waa ji joxoon ñu dem foofu am na loo xam ne nag duñ ko nangu ndax dinañu xool ndax dinañu invalider suñuy liste am déet loolu yeggaguñ ci maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. ku bëgg jàmm da ngay def jàmm waaye Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum daf ni woon bu jàmm xewee ku wax ay yaa tooñ waaye ku jëm ci yow ak ay boo defee jàmm yaa tooñ parce que lu mu la def yow lu mu la def yow la. dafa am nag lu fi xewoon 2019 te bi muy def xew 2019 tegewu ko fenn lu dul làqatu def ko ci panier rejet parce que bu ngeen fàttalikoo
dafa amoon 4 candidatures acceptées ak 22 rejets mu jël kaawu Khalifa Sall def ko ci rejet yi bu ngeen ko seetloo sax ba le lendemain la ñu door ne non Khalifa amul problème mu parrainage mais problème mu dossier judiciaire waaw koo xam ne yow yàlla dogal na sa casier judiciaire dara newu ci vierge na koo xam ne taxaw nga verser sa caution ba versé woo ko par la poste demul fenn da nga ko versé CDC nga ko dugal CDC di démembrement de l'État ñu accepté ko nga jox la say këyit jox la say fiche de parrainage yooyu document officiel la nga am sa quitus fiscal war a nekk candidat ñu bàyyi la nga parrainé ba parrainage yi jeex moom baa du parrainage ba sax dafa révélé lu tax sawaay tiit ndax moom depuis parrainage yi pare la dooree ñëw ñu ni rejeté nañ bosu Khalifa Sall ak bosu Karim Wade waaye yooyu c'est pour des raisons judiciaires ñu dugal ko ci keesu rejet yi daal ne am na 22 yu ñu rejeté kenn xamul kii la kenn xamul kaa la ba ca ëllëg sa ñu door ne Khalifa loolu moo tax ñuy artu nag validé wuñ ko de dañuy artu bi ñuy artu moo di élection législative yi Khalifa Sall mi mooy président conférence des présidents day bokk élection législative yi ku ko déggul jottali ko ne ko Khalifa Sall day bokk xëy na ba muy président taxawu Sénégal mën nañoo def lu leen neex tey nag Yewwi Askan Wi moo portel Khalifa Sall candidature am ci législative yi am nañu ko porté woon waaye boobu du même contexte bi ñooñu démocratie la ñuy défendre parce que lii dafa bokkul ci démocratie bokkul teguwul ci yoon donc M2D comme que dañuy toppatoo dañuy défendre démocratie ci Sénégal loolu moo tax ñu porté woon ko ci seen point 6 gannaaw bi ñu porté lu concerné Sonko ci point 3 bi ba pare parce que booba sax waxuñu Khalifa rek dañ ne Khalifa ak monsieur Karim Wade tey nag M2D mu ngi leen di wax ne décidé na ni président wu conférence des présidents même su bëggul bu Yewwi Askan Wi c'est vrai de ma préciser ni président de la conférence des présidents bu Yewwi Askan Wi parce que nag dafa am solo dëgg la ndax buñ nee Yewwi Askan Wi rek dafay suggérer beneen taxawaay est-ce que bu boobaa ku ñuy yeb la wala ku ñuy yeb est-ce que Yewwi Askan Wi war nañ ko yeb bu ñu nee Yewwi Askan Wi rek bu boobaa borom na defaruwaat parce que du ku ñuy yeb du ko yeb lu boppam loolu moo tax c'est important ñu préciser que c'est le président de la conférence des présidents de Yewwi Askan Wi ma teerale ci loolu ndax boobu Yewwi Askan Wi laay waxal Yewwi Askan Wi ñoo ne ñoom ñëpp nag dans toutes ses composantes ci structure yi mu am yëpp ci ci collectivité ya mu nekk yëpp fii ak diaspora ñu ni président Macky Sall dootuñu la may ngay def lu la neex Khalifa Sall mii dafay bokk ci élection yi incha allah ndaxte mënuñu waxtu wu nekk ngay def dara ñu dëkk nangu dévoyé nga conclusion wu CEDEAO wax nañ ko léegi duma ci dellu siwaat diaspora bi ba nga jàppee ni am nga ci doole da nga ñëw daal di ne député de la diaspora jàpp ni 15 yëpp yaa leen di moom la ca jot a rëcc sax jaaxal na la tey bi nga xamee ni moomatoo diaspora bi nga ne diaspora bi nañ ko wàññi wala ñu dindi ko du fi amee mu ngi ci yoon wi ndax seeni carte yaa ngi ko téye def nga rétention de carte au niveau de la diaspora commission yi nga xam ne ñoo waroon a wër def révision yi nee nga benn commission du wër parce que ministère bi amul xaalis loolu defal lu la neex waaye lii moom am na ci loo xam ne dootuñu la ko may dafa taxaw ndax Khalifa Sall mii loolu samay wax la man dama nekkoon maire moom mu nekk maireu capitale te mbootaay gi ñu amoon muy association internationale des maires francophones maireu capitale bi ak président des maires ñoo ciy bokk mais Sénégal ñu ni comme am na parité dañu mayoon ñun ñeenti maire yu jigéen ñi ñu bokk ci ma ànd ak moom AMF balaa de la noyyi di wax dara laaj ko te ba léegi aan ci loolu la nekk kuy meeru Paris ku nekk moom ngay jàpp ni mooy sa point focal au niveau de l'Afrique waxuma la Afrique de l'Ouest ma ànd ak moom CGLUA
marocain yi ñoo ñëw seet si ma ci sama suite ni ma dañu bëgg yow mi nekk sénégalaise nga taxaw wax te booba ministre des collectivités nga fa woon Machin Sarr boobu moo nekkoon ministre des collectivités yàlla dogal waxuñoo ak moom man mii lañ waxal ni ma Khalifa bëggatu ci dara booba Johannesburg la woon mu ni ma ñu dem Africité ñu ni ma bëggatu ci dara mais dañoo bëgg CGLUA moom mu continuer nekk secrétaire général kii nag dañuy wax ak moom teel parce que bañul dara buy bàkkoo président Union africaine dama ni ñun faalewuñu loolu parce que bala ngay nekk président Union africaine da ngay respecter Union africaine Khalifa bi ñu koy démettre mu ngi nekk secrétaire général u CGLUA moo yore les collectivités et gouvernements locaux booba la Khalifa moo nekk secrétaire général ba siège ba nekk Maroc bi ñuy démettre Khalifa boobu mu ngi nekk répondant au IMF donc loolu kooku su bañul loolu su bañul def loolu su bañul yàq deru Sénégal ci loolu pour des complots politiques ma ni ñun itam bu ndee rusul tàgge du rus quand le mal a toutes les audaces le bien doit avoir tous les courages moo tax dinañ ko dénoncer dinañ ko wax fii wax ko kër sëriñ si wax ko ci mbedd mi roote ji ko ci robinet ba demee ko marché naane ko attaaya di remercier damay waxaat révision liste yi door na ma ni ku sa carte amul woon vote demal nga dem bindu ci liste yi nga mën bindu ndax nga mën voter ku amul carte jógal wuti carte suñu camarades yi ñoo ngi dajaloo fu ne pour jàppale leen ñuy attirer attention rek muy commission yi bind muy commissariat yi defar carte d'identité que nañu def li nga xam ne moom la ñu war def en tout cas les jeunes seront là présents déterminés pour li nga xam ne moo leen war ñu jox leen ko ñaareel bi mooy li nga xam ne ñoo war a saytu élection yi wax nañ ko waxaat ko CNRA ak CSA xaw ma nu mu tudda non Sénat waa ñoom seen mandat du jeex xanaa ah damay laajte rek xanaa ñoom seen mandat du jeex et c'est là qui gêne, c'est ce qui gêne tout le monde. Le président yenn saa yi maatay bi dafa ëpp parce que xam na ni mandat yi jeex na pourquoi mu leen fi garder? C'est suspect, c'est louche et c'est inacceptable. Pourquoi mu koy def? C'est-à-dire wéeratu ko fenn du ci maatay dama ne gaañi lu mu leen jaral nañu koy jaral. mu jeex tàkk gis nga wax ji coow li waratul gudd li mu leen jaral na leen ko nañu ko jaral te ñun jaral nañu ko maa ngi leen gërëm leen sant wa sant